jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Walfadjri kaddu di bàyyi ko fii ci Derklé ci diwaanu Ndakaaru mbokk yi bisimila ñu jukki leen ci xibaar yi ci juróom-ñaari waxtu yi ci ngoon gi li ci gën a fës bokk na ci rek tafsir gi ñuy amal at mu yàlla sàkk ci koor gi ci Walfadjri tey ji la woon tëjte gi ñu jagleel ko Palestine ki nga xam ne nag moom moo di ambassadeur Palestine bi ñaawlu na daal la nga xam ne rek moom la Israël di def foofu rek ca Palestine waaye itam ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi ko teewee si woon ñoom ñëpp bokk nañu ñaawlu jëf joojee nga xam ne Israël ma ngi koy def ci kaw Palestine lu aju itam rek ci mandat njiit réew mi ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di front républicain ñoom nag sàkku nañ ci njiit réew mi mu fexe rek ba juróomi at yi mu wax mu yem ca lu ko may rek loolee mën na jur lu ne ci réew mi ba mën nañoo sax dem ci référendum mbaa ñuy dem ca penc ma daañu ci ànd ak Amadou Ly Mbaye yi lépp ponk buñ ko faram-fàccee ba noppi xibaar yi day daal di buur ñu ñaanalante. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dikk ak yéen ci yàttal gi ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi ci ngoon dañu koy tàmbalee nag ak lu soxal tëjte li di tafsir bi fii ci Walfadjri tey jii lañ ko doon amal kilifa diine yu bëri doon ko teewee si ñu jagleeloon ko Palestine ñu nemmeeku nag ñu bari ci kilifa yi ñaawlu nañ daal loolee nga xam ne Israël mi ngi koy def ci kaw Palestine daañu ci dellu soit ak yéen ak suñu naataango bi ko toppoon di Seynabou Ndiaye ambassadeur bu réewum Palestine itam te nekk fii ci Ndakaaru ñaawlu na bu baax a baax li nga xam ne moom la Israël di def ci dëkkam kàddu yi mu ci yëkkati rek ci ndaje mi tey ji daañu leen ko dégtalaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu àddu jëmale ci étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci ñeenteelu année bi ca INSEPS ki nga xam ne nag moom moo di Sayer Boy nekk ca ñoom te ñu faat ko foofule ca université ba doon na nag mbir moo xam ne daal mbir mu doy waar la muy rek lu xew ci waxtu woowee nga xam ne ñu ngi wutee lekk ca restaurant ba muy waxtu ndokk ci la yëf yi xew dañ ci ànd ak reportage u Mami Khady Niakh. naqar ak tiis moom la waa INSEPS daal di yeewoo ginnaaw étudiant bi di Sayer Boy bañ ko fàttee niki démb mu nekkoon ci daara boobule ndongo bi nekkoon ci ñeenteelu atam ci wàllu njàngam mu ngi faatu ci xeexo boo xam ni dox na ci digganteem ak benn naataangoom te ba fii kenn xamagul kan la Moustapha Diop nekk directeur des études ci INSEPS mu ngi saako ngir ñu daal di ubbi ab enquête ba leeral mbir yi. ñu ngi yeewu ci mettit ci tiis ci mbetteel ndax sunu gone yi. démb lañu commencé examen bi jeexal at mi seen njàng ndax ñoom dañuy teel a commencé école de formation la ñoom dès octobre rek commencé nañu jàng nañu juróom-ñetti weer ba dugg ci seen examen yi jeexal xale yi commencé démb rek tey lii dal démb ci ngoon lii dal nu metti lool waaye Massaer yàgg nag ñun ku nekk ak ñun ñeenti at di yeewu ak ñun di jàng ci fii bis bu nekk ñu amee ko 8 heures ba 18 heures ci ngoon xam nga kooku xam nañ ko. xanaa xaar rek ba ñi koy toppatoo wax luñ ci xaar ndax ñun lii duñ koy regretter ndax fi mu xewee daara la pour jàng. bërëb ba nga xam ne nii fa la njombe ba amoon ca restaurant central bu UCAD kenn sañu cee yee yàbbi lépp ni selaw waaye kii di Emmanuel Sène yëkkati na ay kaddu te ni nguur gi lu jiit njaag moom mooy njàkk. liñ ci mën a wax mooy étudiants yi ñoo ngi dund jafe-jafe ci université bi. foog naa ne tey bu fekkoon ne am na ay restaurant yu bëri ci université ba ku mun a jóg dem ndànk dugg ci ab restaurant lekk sangaran di buuxante foog naa ne sax di restaurant bay dee fi gouvernement bi aussi am na ci responsabilité aussi parce que moom moo war a mun a andi ay restaurant yu mot ci université bi foog naa ne muy étudiant muy nguur gi aussi képp ku ne aussi am nga ci part de responsabilité. naataangoom étudiant bi di Sayer Ndiaye moom la li mu bëgg mooy ki def ji fi ñaaw ji ñu daal di koy teg ay daan yu métti. daw taxul rëcc. autorités yi war nañu jël seen ay responsabilité topp ko parce que crime bi buñ ko bàyyee mu jàll ñeneen daanu defaat yeneen crime yi gën a grave yi lii sax gisuma lu ko gën a grave moo tax ki ko def dañ ko war a dàq ji dañ ko war a jàpp dañ ko war a tëj. fitna yi am ci daara yi kawe yi di université bu Ndakaaru saa su nekk day gën di tàkkarnaase waaye bii falaraay ba téenee ndax benn doomu aadama ñàkk na ci bakkanam ndongo yi nag bu ñu sañoon ñu daal di ko fi yemale ba lu mel ni bañ faa amati. mandat njiit réew mi Macky Sall ñi nga xam ne ñoom ñoo di front républicain ñoom nag sàkku nañu daal ci Macky mu fexe rek ba sàmmonteeg juróomi at yu mu wax maître Ousmane Seye moom da doon janook taskatu xibaar yi ci la yëkkatee kaddu yu mel ñu àndi ci reportage yu Amadou Ly Mbaye.
Macky Sall daa war a tekki ndombal tànkam bu defee juróomi at ci bopp réew mi ngir sàmmonte ak li mu diggoon askan wi jële mandaam juróom-ñaari at yóbbu ko juróomi at du samay kàddu maître Ousmane Seye moo ko xamle. engagement li ñuy wax personnel moom kenn forcé wu ko ci moo ko jëlal boppam donc léegi bu ko respecté mënul jël engagement bi daal di ko dénkaat askan wi mënul jël engagement bi dénkaat ko assemblée nationale moom ci boppam. moo war a réaliser engagement boobu naka la ko mën a réaliser mooy démission donc li gën a wóor daal mooy mu bañ a jaar ci référendum parce que référendum vraiment amuñ xaalis bi amuñ jot bi bu jaaree ci assemblée wóorul ne assemblée dina ko wote mais pour donc moom mu respecter engagement boppam moom ci boppam mu jël matukaayu boppam daal di démissionner. ci lu soxal livre bi colonel Abdoul Aziz Ndaw génne nag moom avocat bi jàpp na ne nguur gi daf cee war a ubbi ab enquête ci ni mu gën a gaawee. li mu wax nag. du waxi kaco wax yu dëgër la wax joxoñ baaram ay nit wax seen tur wax seen sant wax seen fonction li mu wax aussi ne leen lii yéen a ko def te boo xoolee li mu wax ne ñoo ko def boo koy xool ci yoon ay délit la ay détournement de deniers publics la ay corruption la ak dem na sax ba ay jiinante ay rey nit ñi il faut nguur gi wax leen ndax li colonel bi wax ci livre bi dëgg la wala du dëgg bu fekkee du dëgg ñu gënaat daan colonel bi ba nga xam ne ëllëg kenn du jógati ndax soxor wala iñaan ne sa morom di wax loo xam ne du dëgg di ko bind ci livre bi bu dee dëgg la nag dafay permettre président de la république mu jël ay mesures ay matukaayam pour que vraiment nit ñooñu keneen du jógati di def loolu li ñu def. Front républicain nag di parti bi maître Ousmane Seye jiite dañ doon xayma njuree fi génn ci élection bokk moomeel yi ñu génn ñu ne nag seen xol sedd na ci résultat yi ñu ci am. xëccoo ba doon am ca mairie Guédiawaye fi mu toll ni nag xam nañ fa wanent mu jékki gëtëm kii di Aliou Sall moom la ñu tabb nag mairie Guédiawaye am na juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti yu ko sànnil ñamu doon xëccool nag juróom-benn baat rek la ñu ci am ñu jàpp ne nag fi mu toll ni moom la ñu fal kon coow la jeex na ñu ànd ci ak reportage yu Théodore Semedo. Aliou Sall tànn nañ ko mu nekk maire Guédiawaye mu am lu toll ci 69 conseillers ñoo ko jot a voteel mu daal di nag raw nag ki nga xam ne mooy Bamba Kane daal di am lu toll ci juróom benn conseiller ak kii di Cheikh Sarr mooy maire bi fi nekkoon am lu toll ci ñeenti conseiller tey di jiite parti ñàkk jariñu. tey jii tamit conseillers yi nekk ville wóolu ñu jox ñu ci écrasante majorité la mairie de ville de Guédiawaye gannaaw loolu mënuma bañ a sant di gërëm coalition bi ma gunge muy coalition Benno Bokk Yaakaar. waaye ku gis conseil yi ni ñu voté ak majorité bi ñu voté jox ma 69 voix 79 nga xam ne yeneen loxo yu dul loxo coalition bi jàpp na ci PDS ak réew mi. gannaaw nag bi nga xam ne dañoo nemmeeku nag ci premier scrutin bi nag ay jaxasoo ndaxte lu toll nag ci 83 conseillers moo jotoon voté te nag ci conseil municipal bi lu toll ci 80 personnes moo am foofu nag ki nga xam ne nag mooy préfet bu Guédiawaye bi Seynabou Gueye daal di wax na nañ defaat nag beneen élection foofu nag la Aliou Sall daal di jëlee raw gàddu bi daal di am lu toll ci 69 conseillers ci 80 bi nga xam ne la conseil municipal bi am militants yi nag ak ñi nga xam ne ñoo faree nag ci parti APR nag ñooñu nag ñu ngi koy rafetlu. Aliou Sall nag am na liggéey ci diwaanu Guédiawaye ndaxte nag gox bii nag ci jamono ji nag mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu metti lu mel ni mbënd bi ñàkk kaaraange bi rawatina jafe-jafe ci wàllu njàng ci na njokkox yéen fii si diwaanu Guédiawaye Théodore Semedo. Théodore Semedo Cheikh Sarr di maire ba fa nekkoon nag moom daal dinay nangu bu baax a baax lajjam gi teg ci it ne day wéyal wàllu politique am rawatina nag taxaw di xeex rek démocratie ñu teewlu ko moom Cheikh Sarr ci micro Théodore Semedo. ñun li ñu gëmoon démb moom la ñu gëm tey dañu gëmoon ne doomu Guédiawaye moo war a yor Guédiawaye ci la ñu doon xeex bi élection yi demee gis nañu ne population comprendre ñu peut-être ñun fi ñu doon jaar ñoom jaaruñu fa moom moo doon première étape bi tey nag moom mooy étape bi nga xam ne conseil municipaux yi nga xam ne ñoo ñëw won nañu ne que kat wóolu nañu Aliou Sall ndaxte Aliou Sall escorte bi mu am tey mais nit ñi dañ ko wóolu moo tax mu am escorte bu am solo nii ñu koy ñaanal yàlla yen bi oyof di ko ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne yéene na ko Guédiawaye mu sumb ko eggali ko jàmm ak salaam parce que ñun nag waa Guédiawaye lañu ku fi mën a nekk dañuy ñaan yàlla mu defar Guédiawaye pour suñuy doom ak suñuy jarbaat ak suñuy sët parce que loolu rek moo fi des
tey jii ñun ay homme politique lañu ay responsable lañu jaaroon nañ fi ci mairie Guédiawaye def ci suñu kéemtalaay kàttan ñëpp xam nañ ne am na lu ñu fi def bu subaa ñuy defaat leneen rek ndaxte ñun Guédiawaye moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor. kii di Bamba Kane nekk candidat AFP te Malick Gakou doon ko jàppale moom itam la jam gi daal nee na amul lenn lu mu ci rëccu dana wéyal nag li nga xam ne moo di liggéeyam doon gannaaw rek conseil municipal la dina wéyal bi lee liggéey ñu déglu ko moom docteur Bamba Kane kàddu yi mu yëkkati ci micro Théodore Semedo. ñu doon xeex boo xamante ne nii. xeexu gor la xeexu dignité la ndax ñun dañoo juddoo Géejawaay yaroo fi màggee fi jàpp ni Géejawaay doomu Géejawaay moo ko war a yor mu nekkoon combat bu méttee ñetti fan yi métti woon na lool ndax fu ne pression jóge na fa mais li ma wax démb ci benn rajo dama ne même su ma ci doon bàyyi sama bakkantam dinaa dem ba mu jeex na tey ñu ngi sant yàlla def nañ élection bi ci jàmm deret tuuruwul kenn amu ci loraange ki gagné nag mooy Alioune Sall ma di ko félicité di ko ñaanal yàlla mu jikko yan bi woyof ci kawam li nga xam ne nag moom lañ dëkkmal mooy lenn coow ak lépp matatu ko li ci des mooy taxawu Géejawaay développement Géejawaay doon suñu priorité. benn dynamique bu bees moo génn Géejawaay ay doomu Géejawaay dañ taxaw man bi ma duggee ci politique yàggul mais xam naa ni ku duggul ci politique doo mën a taxaw sa gox doo mën a taxaw sa askan man ak Cheikh. dañu fas yéene taxaw di xool nag ba xam li nga xamante ne nii moom la ñu dig Géejawaay waa doomu Géejawaay ndax loolu danañ ko mottali loolu mooy nekk tey suñu xeex ñu nekk xeex boo xamante dañ koy def dans la démocratie dans la légalité. tàqaliko nag mi ngi xeeñ ci diggante APR ak AFP foofu la ca diwaanu Ngexoox ndax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa APR yi daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa AFP yi ñoom dañoo jàpp ne daal dañ leen a trahir waa APR yi dañ leen a trahir ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci lëngoo gi ñu lëngoo woon jëm ci wote yi ñu ànd ci ak reportage yu Thierno Daaf. diggante AFP ak APR kàddu bu war tàmbale naa jib te war woowu sax mu ngi féetee ci APR ci gis-gis ñi nekk ci AFP. war la. c'est une trahison on n'était pas d'accord boo bëggee dégg nag bu la trahison là et les responsables de l'APR l'ont suivi en commençant par le ministre qui est mon jeune frère Youm je le dis hein c'est une trahison pure et simple. li am Kaolack am Pikine am Guédiawaye am partout dans le Sénégal mais yéen ñëpp teg nañ ci seen bët Kaolack ñu ni président maire bi commune bi dañ la koy jox mais nag nga jox ñu conseil départemental bi ñu d'accord ci loolu mais waa APR yi dem jël commune bi ci suba gi ak conseil AFP yi votel le candidat de l'APR Mariama Sarr ñoom ñëpp votel ko di xaar nag ñun ngoon gi conseil APR yi votel le candidat de l'AFP mais conseil APR yi demul seen candidat samp ko jël conseil départemental bi. lu weesu war woowu taxawaay gu ñaaw ak bëgge bi waa APR fësal lay waa AFP di ñaawlu. jël benn xale Kër Madiabel def ko candidat pour mu gagner Moussa Niasse pour toroxal ko ba mu perdre le département de Nioro. li ñu def Kaolack def ko Kër Madiabel def ko Nioro metti na jeune parti bi yëpp. metti na jeune parti bi yëpp. duñu wor kenn sunu ngor dinañ ko sàmm. loolu tax nag ñuy ñàkk lépp parfois. war yooyu taxawaay gu ñaaw googu ak bëggee boobu waa AFP fësal li mu jur moo di Moustapha Niasse mi ne woon dootul nekk candidat ci élection présidentielle bii di ñëw nekk na lu ñuy xoolaat jamono jii ci gis-gisu waa AFP. war nañ ci waxtaan ak département bi yëpp 45 département yëpp waxtaan ci ak le congrès du parti parce que c'est une question qui dépasse le bureau politique du parti. ci ndaje mu ñu doon amal ak taskatu xibaar yi foofu ci Ngeekoox maa liggéey ak ñi mu àndal nee nañu ñu ngi fëddal seeni kóllëre ak njàppale gi ñuy jàppal seen naatangoo bii di Bamba Kane nekk ci di xëccoo mairie Guédiawaye. Mbour Géej rajo télévision Walfadjri Thierno Daaf. Thierno Daaf wàccaayu korité bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom étudiants yi nag nekkul seen xel ndax boobaak léegi daal seen bourse yi mënaguñoo fexe ba jot ci ñu ànd ci ak reportage u Aïcha Badiane. ay fan yu néew des ci korité bi jullit yi nekk ci wàccaay ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom lii di ndongo yi seen xel nekkul ci feet ndax balaa ngay feetu dafay fekk nga am loo feetoo seeni bourse la ñuy sàkku ñu fay leen ko. métti na trop kii dëkkul Dakar xamul kenn Dakar amul mbokk Dakar jóge ci àll ba fa ndeyam ak papaam ñëw fii pour jàng sàkku ci xam-xam kooku
sànni xeer yi ko yitteelu ko toji bis yitteelu ko li mu yor as tuut di ko suturloo boo ko xañee durant 9 mois wala 10 day métti Korité même bu bëggoon a demit du yomb. ça pose problème moom ku ne posul problème moom day wax lu ko neex parce que bourse mooy lépp ci ngay def sa préparation Korité fii étudiant sans bourse moom loolu mooy rey nga ko rek sa passe sa lépp ci nga koy def. bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Top moom di étudiant Korité bi ñu ngi koy fas yéene passé sa UCAD. je suis dans l'obligation ma pour à ce que ma passe fii fait bi quoi ndaxte les moyens ne sont pas accomplis pour partir chez moi qui est de 600 km Fouta. donte le ay fan yu néew des ci Korité gi taxul étudiants yi xaat yi ña ngay yëkkati seeni kàddu di sàkku ci nguur gi mu fay leen seen xaalis. ñoom ñi ngeek tous les fichiers dont ils ont besoin maanaam li ñu soxla yépp ñu ngi ko yor que ce soit muy direction bourse agence comptable wala banque bi leen di fayal ñi ngeek lépp lu ñu soxla ak résultats yi soxlawul étudiant sax dem di defi réclamation nan xool ñoom carrément ñi nga xam ne jotaguñu seen bourse bala ñuy génn di toj wala ñuy kaas ñu fay leen ko te yàlla tax parce que nag sonn nan ñoom daal nañ ñu fay avant kii ko avant Korité ndaxte ñu mën a dem suñu dëkk. appel bu ñuy def c'est-à-dire autorité mu def tout régler problème bi parce que problème bi il est temps quoi presque fermeture ba léegi bourse yi problème bourse ñii ci ba léegi affaire bi mënul décanter. ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mun nañoo wax ne ambiance su fête amu fa li ko waral mooy bourse yu ñu leen fayagul. cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi doon ànd ak seen télévision Walfadjri fii la ñu yem ak yéen ci liñ leen doon jukkil ci xibaar ci juróom-ñaari waxtu yi ci ngoon gi di leen ñaanal mucc gu sax te ànd ak wér yàlla tuur ko ci askanu sunu gaal 20h di juróom-ñetti waxtu ci guddi Marguerite Rosalie Ndiaye moo may wuuti ci toog bi jox la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.